incha allah léegi nag mu am combat bu rëy moom Bombardier bu koy xaar digganteem ak Balla Gaye bokk nga ci ñi ko andi woon 2014 bi mu daan Balla Gaye numéro 2 waa kër Balla Gaye ñoom jàpp nañ ne Balla Gaye parewul woon Bombardier nag moom li mu doon saako mooy Balla Gaye pare ba pare soogay ñëwaat Balla Gaye pare na wane na ko ci digganteem ak Gris Bordeaux wane na ko ci digganteem ak Modou Lo bi passé revanche boobu noonu fan ngeen toll ci waajtaay bi ak lan moo leen ciy xaar. waaw déjà damay nuyu Balla Gaye bu baax a baax c'est un lutteur que je respecte beaucoup dama ko jox cër comme moom ni ma ko joxee tamit parce que le respect est réciproque moo nekk un grand champion bi nga xam ne tamit yoonu làmbam yombul woon Balla Gaye bu tolloo fu mu toll tey agsi fii c'était pas évident c'est pas parce que dafa nekk doomu mbër moo tax mu doon li mu doon tey dafa ñafe am fulla am fayda xam li ko dugaloon si làmb yaakaar naa ne xam li ko dugaloon si làmb moo tax tey mag si fi mag si te li ko ci yàlla jox yàlla na ko yàlla fulal ba leneen ak leneen ñëw waaye comme li sama mag Bombardier di wax rek laay wax buy ñëw yàlla na pare bi yoon yàlla na gën a pare ndax Bombardier sax yaakaar naa ne ci li mu gën a aay mooy ku pare xam nga ba ñuy bëreek moom aussi jàppoon nañ ne pare na sama mag Bombardier wax na koy passé nee na buy ñëw yàlla na pare yow ne nga pare na si digganteem ak Gris Bordeaux macha allah combat bu rafet la fa def bu neex wax dëgg yàlla combat mag Modou Lo aussi mu ñëw confirmer li mu defoon si digganteem ak Gris Bordeaux donc yàlla na état boobu continuer. gisoo woon ni pare na foog ma dagg la gisoo woon ni pare na bi mu bëree ñu. bi mu bëree kan. Modou Lo bi paase. bi mu bëree Balla Gaye si Balla Gaye pare woon na comme Modou Lo pare woon na ñoom ñaar ñëpp physiquement boo leen gisee da nga xam ne kenn ku ci nekk rek jox nga combat bi ak xam. kon Balla pare na léegi jàkkaarloo gi. waaw moom laa wax moo dama ne la Balla pare na yàlla na gën a pare cela veut dire que ne donc état bi mu indi woon yàlla bu ko ci gàllankoor fekk bu bëggee mu yokku yàlla na yokku sama magit état bi mu nekk gën a yokku parce que tamit loolu mooy tax li Sénégalais di xaar ci ñoom ñu mën ko gis. non seulement un combat boo xam ne nit ki daan na rek dem na mais un combat boo xam ne ñaari mbër yi ku ci nekk joxe nga li nga war a joxe spectacle am bëre am xeex am lépp am Sénégalais yi kontaan et que voilà Bombardier incha allah yàlla may ko ndam ci kantonu yàlla. mais gisoo Bombardier est-ce que du jël combat bi à la légère parce que bee passé dafa am défi bu mu doon relever parce que ñu bari dañu woon moom Balla Gaye moo ko mën. mu ñëw andi état bu doy waar forme côté yëpp mu waajal ci est-ce que Bombardier tamit fonk bi mu fonkoon premier combat bi dina ko fonkaat combat bi. bii moom mooy raw parce que dañuy wax tubaab day wax y a pas 203 et n'oublie pas qu'il a été xama roi des arènes 2 fois te ba mu ko nekkee pour la première fois ba mu ko ñàkkee dañu tëju ci nekk munuma sama rakk nga mais est-ce que nga xam ne dinaa nekkaat roi des arènes pour une deuxième fois ma ne ko xam naa ma ne ko yàlla na si yàlla jàppale. ñu dëkk ci liggéey nag ba yàlla dimbaliwaat ko ci du njàmbaaram mais ndimbalal yàlla waaye dañuy wax ndimbal na ci fekk loxol borom te fekkoon na ci loxoom moom ba yàlla def mu jël 2e roi des arènes ñu dem mu ñàkkaat ko devant Eumeu Sène maa ngi koy nuyu de passage Eumeu Sène yàlla na ko yàlla defal jàmm moom it c'est un frère c'est un ami yàlla na ko yàlla defal jàmm maa ngi koy nuyu bu baax a baax toute la famille Sène xaw ma Ngom Ngom voilà maa ngi leen di nuyu bu baax yàlla def mu ñàkk ko ci Eumeu Sène ba mu ko ñàkkee it le lendemain na ma santa ma ne ka mu ne ma làmb dox bu gaaw lay dox te ci cercle bu ndaw la affaire bii nekk est-ce que xam nga ne dinaa nekk 3e roi des arènes. moom la ko waxee da nga ne Bombardier nag daa kontaan rek di wax loolu. 3e roi des arènes. déedéet ma ne ko mbër 3e roi des arènes mu ne ma xanaa déggoo li tubaab bi wax y a pas 203 ma ne ko lu ma gëm la. mu ne ma am na lu ma la waxoon am lu ma waxoon Sénégalais ñu koy naatable jàppaatal takk lii ma lay wax dinaa nekkaat roi des arènes. kon Bombardier dafa am gàllaaj. non xam nga gàllaaj bi njëkk si nit mooy nga am ñaanu waajur te nag Bombardier am na ñaanu waajur nag ndax it taxaw na ay waajuram nag taxaw na yaayam taxaw na papam taxaw ay magam taxaw ay rakam te ba léegi daw ko mu ngi ci. c'était pas évident te def na ko ñaanu waajur mooy gàllaaj ba pare mu doon gaynde nag gaynde ne koo xam ne ni c'est un lion indomptable man noonu laa ko tuddee ndax déggul ay jat Bombardier boo may bés booy wax ak moom sax du la dégg des fois nee naa ko sa erreur la loolu la sa fit dafa rëy
mais nee na ma incha allah dinaa nekk 3e roi des arènes xam nga tax ma gëm ko. L'âge limite de la retraite des lutteurs dafa nekkoon à 45 ans. En un moment donné ñu doon wax ne 1 an wala 2 ans moom moo ko dese mais de par la grâce de Dieu ñu yokk ko à 48 ans li ko def Bombardier à 41 ans wala 42 ans mu nekk à 2e roi des arènes man na yóbbu Bombardier à 44 ans mu nekk 3e roi des arènes. mais da nga jàpp ne lu war a mën a nekk la rek mais am nga yàqin gëm dëgg ni Bombardier dina teewaat ko. su ma ko gëmuloon ba ma ko waxee laa koy weete te bu ma toogee ci kanamu écran yi du ma ko wax. ndax nag Bombardier yàlla moo ma ko gënal déggoo ma de lu ma gëm la te nag yàlla da may na ko xam moom force de la nature la dafa am loo xam ne nit ñi dañ koy dem di ko jëli ci pour dolli ko ci seen bopp je touche du bois moom yàlla daf ko defal naturellement Bombardier bu fonkee boppam respecté boppam ba 60 ans am na xale yoo xam ne duñ ko mën a daan kooku dafa am doole macha allah. ba pare dafa am fit ba pare nag mën na bëre ñenn ñi des fois doole Bombardier rek la ñuy gis mais Bombardier benn waa arène dafa jël ay fas jël ay nag jël ay tonni ciment jël ay ceeb jël lu nekk de par la lutte pure kon mbër la xam nga kon su ma la wax ne mën na nekk roi des arènes billaahi lu ma gëm ne te bu liggéeyee teg tànkam fi mu ko war a teg ni ma ko gisee de semaine bële passé bu loolu daggul dina jël 3e roi des arènes. pour mu nekkaat roi des arènes kon moom foog mu daan Balla Gaye ak lu mën a xew moom foog mu daan Balla Gaye pour mu nekkaat roi des arènes. waaw xam nga nag daan Balla Gaye moom ba mu koy daan yaafu su Balla Gaye taxul woon Bombardier daan ko ndax ku ne xam na ne Balla jàmbaar la te Paaka la kenn du ko jiitu ci mbaram waaye ki ko daan da doon jàmbaar waaye ñaari jàmbaar nag bu ñu dajee yàlla mi dara teewul mopp doole ñëpp yàlla moo ñu mayoon ndam. ñaari jàmbaar yi boolewaat nañ leen sant. ñaari jàmbaar yi ñu boolewaat leen waaye yàlla mi fi nekkoon ba ñaari jàmbaar yooyu daje yàlla jooju moo fi nekk ba léegi kon yàlla jooju la ñuy ñaanaat ndam ndax moo ñu ko mayoon ñu sant ko nag yàlla ne ko ma sant ma dolli sant nañ ko bu baax a baax te ba ñu daanee Balla Gaye ba pare tooguñu dina la waat xam nga lu tax parce que xamoon nañ ne Balla Gaye dina ñëwaat borom fulla la borom fayda la borom jom la Balla Gaye je l'aime énormément. kon Bombardier xamoon na ni moom Balla Gaye dinañ bëri. non ñun de xamoon nañ dina ñëwaat man personnellement parce que li ma wax ni c'est de mon avis personnel bi ko Bombardier daanee nee naa Balla Gaye mii il va revenir vers Bombardier te naka lay defaat il faut que mu prouver waat pour ñëwaat mais xoolal Balla Gaye tuuti c'est pas parce que man maay def émission rek dama yem ci Bombardier déedéet xoolal Balla Gaye tuuti diggante bi ñu wax naan nasax naag nasaxul bu nekkuloon góor dëggantaan nekk nit boo xam ne un mental fort il peut ne pas revenir ci fi mu tollu tey jii mais nag dafa ñafewaat comme ni mu ñafe woon ba doon li mu doon ñu toll moment boo xam ne peut-être àdduna comme la ay obstacle day am lu waroon am ci àdduna am la mais jëlee na si jàngat liggéey na ñëwaat toll fi mu tolluwaat tey jii nii looloo tax ma xamoon ne tôt ou tard dina croiser waat Bombardier waaye nag ñun tamit nelawuñu woon. nelawoo leen woon mais jàpp nga ne côté doole kon instant Bombardier moo ëpp doole. waaw du ma ne moom moo ëpp doole waaw wóolu naa kook dooleem xaw ma da yaa ngi may dégg ndax wax dafa xaw a doy waar du ma ne moo ëpp doole waaye wóolu naa kook dooleem te li ma gis bi baax dama ko xool mu yàgg ma ne ah mbër temps yi am na looy def loo ma waxul te la muy def xam naa ko ndax heure bu koy def rek bu ma ko xoolee damay xam ne loolu lay def te wóolu naa bu ñu ne woon suba la combat bi man jàpp naa ne Bombardier day ñibbiwaat ak ndam waaw loolu laa gëm man personnellement c'est de mon avis personnel du Bombardier wax ma naay wax loolu laa gëm waaw bu baax a baax sax. mystique nag daa mel ni am na ko de. kan la. Bombardier. ah làmb ji moom yaakaar naa ne ku amul mystique bu yàggee nga taxaw loo doon jàmbaar nag sama consort gi tey jii bokk nañ ci li nga xam ne loolu xawoon na entaché tuuti seen carrière xam nga parce que xam nañ ne mystique ci Afrique la am mais toll naa man moment boo xam ne dama ko cofantu woon moo tax lu ma la wax ci mystique rek takkal tax lu am la. kon Bombardier am na ko. bu baax macha allah te yàlla na yàlla xeeb doole nag. donc waru ci foo waru ci ree Bombardier mbuur dafa toll moment xam ne làmb amatu foon kenn waxatul woon làmb kon bu ñëwee yee mbuur ba mu toll fi mu toll moom waratu la nelaw fu gàllaaj am si àddina daf ko war a uti yi parce que nag xam nga dama la Bombardier borom jom la moom nee na il veut sortir par la grande porte te sortir par la grande porte mooy lan finir ta carrière en beauté
am ay combat yu baax daan leen génn ak loolu te moom nee na il tient beaucoup à cela que buy génn mu génn par la grande porte. incha allah gëm naa ne loolu mooy am parce que combat bii ak Balla Gaye daf ko jaral lool bu baax a baax. déedéet bu ci fa woon reetaan sax ñun ñu génn ci moom te du ko def. ok wax nga ko sànq Mbour toll nañ foo xamante ni bokkuñu woon comme ni ma ko waxee woon ci Yoff rek ñu bari jaar nañ ci moom keroog gis naa journal sunu làmb def ci article bu am solo laaj ci mbëree fa nekk mais ñi ci ëpp bi ñu waxee dañ ni Mbour nekk benn écurie loolu mënatul nekk est-ce que loolu warul nekk liggéeyu Bombardier tamit ba Mbour nekk benn écurie comme du ñu bëri ak seen. waaw xam nga liggéeyu Bombardier moom commencé na à partir du moment où bi mu dooree ne Mbour dafa war am champion. et je pense que champion boobu tamit li mu doon ñaan tey mooy mu bañ a yem ci moom mu doon champion ba pare forger ay champion et il a forgé des champions yooyu mu forger man tey ci laa bokk ba fu ma toll tey di yuux autour Yoff champion yooyu mu forger tey assurance si la bokk champion yooyu mu forger tey Pakala si la bokk et tant d'autres personnes ku ci mel ni Bazoka si la bokk Auguste Mbagnick Sène si la bokk xam nga Général Diouf mu ngi fi Diatta Diop mu ngi fi ñoom Jordan donc fekk na fu dara nekkul woon mu def fa dara wone na yoon bi mbir nag boo ko tàmbalee da ngay ñaan yàlla mu màgg Mbour màgg na la fa nekk si mbër yëpp mënatuñoo dajaloo ci benn écurie mu ngi mel ni Pikine tey benn bopp lañu ay comme ñaata écurie ñoo fa ne Parcelles dem nañ ba def benn Parcelles mbooloo ci ñoom ñëpp mais c'est différents écuries keneen ak keneen mais ñu boole ko Mbour tamit noonu li am solo rek ñoom ñu xam ne Mbour benn bopp la benn kilifa moo fi am ci làmb lu écurie yi bari nag parce que nag lu mën a am ci làmb ci biir Mbour rek Bombardier ko fa def ñenn ñi nga tëddoon dina nekk ay gos nekk ay xale am na ku ñëw éveiller la conscience d'une jeunesse xam nga une jeunesse bi nga xam ne peut-être am nañ toutes les qualités requises pour devenir de grands champions mais amuñu woon ku leen booster amuñu woon ku leen motiver mais Bombardier lorsqu'il débutait sa carrière moo tax des fois dama koy wax et je me répète par rapport à cela dafa dem géej jógee géej di ñëw Dakar di rang 3 jours pour am licence ñu di ko delloo muy dem ak ñëw ba yàlla def mu am licence waaye moom ci biir loolu fexe na ba xale Mbour yu bari dunduñu loolu da ngay ñëw mu jox la xaalis na la uti ji licence nga am combat muy futteeku di la jàppale am na ci mbër yoo xam ne ñu ngi yeneen écuries yu nekk au niveau de Mbour moo dinaa ci tudd Pakala parce que c'est un frère ñun ñëpp benn lañu ba muy bëree ak Gris 2 combat bi presque Bombardier moo ko préparé donc benn bopp lañu mais les différents écuries amul solo mais nañu fexe rek ba kenn bañ a dox seen diggante ak ki nga xam ne moom Bombardier ndax ci wàllu làmb moom moo fay kilifa lu fa nekk tey moom moo ko fa def ñun ñëpp dañoo ñëw rek pour jàppale ko ci loolu. léegi su demee retraite xaw ma day bàyyi waale couronne bi xaw ma du ko bàyyi waale est-ce que yaakaar nga ne Mbour dinañ amaat ay champion yoo xamante ne dinañ prouver ba bokk ci VIP yi comme ni mu ci bokkee 2002 ba léegi génn. waaw moom lañ leen di ñaanal yàlla su ko moom du tere kenn mu yóbbu yow moom waaye nag booy wax da ngay wax dëgg dañ leen di ñaanal rek motivation bi nekkoon ci Bombardier ak motivation bi nekkoon si ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak Bombardier que ñu amaat des frères yoo xam ne am nañ la même motivation parce que tamit làmb ku ne xam ne yombul si début bi day metti balaa ñenn ñi ñëw di la prêter main forte rek ñu ngay sédd mu nga ci yoon wa mu ngay dem ci ñu ci bari champion yu bari donc yombul te Bombardier si loolu la débuté moom tamit waaw déet muy jóge ko daanu xam moom borom jom la c'est un homme de défi ba yàlla def li mu def tey mais motivation boobu je pense que par rapport ak génération bi di ñëw mën nañ ko amee ji mais je vois que ne xam nga manqué nañ tuuti motivation tuuti xam nga motivation mooy lan ci li ma nekk ku ma ci fekk maa nga ca ku ma ca fekkul maa nga ca te bàyyeeg yàlla suma bopp